mbokk yi bisimilah ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës ñuy yóbbaate màkk te tënku ci ab kuréelu privé te ak waa Umra ñoo doon amal ab waxtaan woowee nag la ca du ca tukkee bokk na ci di sàkku ci waa délégation générale au pèlerinage ñu gën leen a jox seen gëdd ndax ñoom gis nañ ni lu ëpp ca ujaaja noonu ñu yóbbu ca Makkatal Mukarram ñu wutali ca université Cheikh Anta Diop nemmeeku nañ nag ne xar kanamu daara ja ma ngay wëy di soppeeku yenn ci ay artiste di ay ndaw ñoom it ña nga ca waar wa dañuy jëli nataal ci ñenn ñoo xamante ne ràññee nañ bu baax di leen ni def ca mur ya alxames ak jàmm di ëllëg Brésil ak Sénégal war a jongante xarito ca Singapour ndaje boobu doon amal ak koy taskatu xibaar yi Aliou Cissé nag di ki leen di tàggat moom mi ngi dëggal ne Mbaye Niang dafa am ab gaañu mbokk yi loolay ponk yi bu ngeen taaxirloo ñu faram fàcce ko. mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yi dañu koy doore ak kuréel gi di Rinofus ñoom nag du kuréelu ñuy nekk ci privé bi tey yóbbuwaate ca Makkatal Mukarram ñoo doon amal ab ndaje xayma di xool naka la mbir yi tëree woon ci aju ren wi ci ujaaj gi la ñu ca jotee jëlee nag mooy dañuy sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy délégation générale au pèlerinage ñu gën leen a jox seen i gëdd ndax ñoom bu ñu xoolee lim ña dem ca Makkatal Mukarram daanaka ña ca ëpp ñoom ñoo leen yóbbu reportage Cheikh Assane Fall ma Fall. voyagiste yi nekk ci privé bi ñoom te ñuy jël lu ëpp ci pèlerin yi di leen yóbbu fële ca Màkka ñoom dañoo ngi sàkku ci délégation générale ñu gën leen mën a dugal ci lépp lu jëm ci organisation yile ngir ñoom ñu mën am rendement bu gën a jekk te gën a baax ñoom ñoo ngi sàkku ci waa délégation bi ñu gën leen ubbil seeni buntu. comme ne waxee rek mooy que regroupement yi ñu xoolaat ko pour que regroupement yi nekk ay regroupement yoo xam ne ay regroupement yu homogène la yoo xam ne nit ñi duñ am benn problème pour que aussi mission d'évaluation bi ñu ciy boole privé bi parce que ñu tamit on a notre mot à dire parce que ñooy convoyé 11 000 pèlerins sur les 13 000 kooku donc ñun am na suñu mot à dire donc ñuy demander que mission boobu ñun ciy boole. délégation bi comme organisation ya nekk ci privé bi ñoom nekk ay partenaires yoo xam ne dañoo war a gën a lënkoo ngir mën a doxal lépp lu jëm ci mbiru aj bi te loolee su amee pèlerin sénégalais bi moo ciy am ndam rek. mun def dara sans la délégation xam nga délégation mooy jël mesures yi délégation ci moom lay mesures yi ñëw li na war a appliquer ci moom lay ñëw moo lay wax lan la ñuy appliquer donc délégation il faut ñu waxtaan ak moom mais nan waxtaan ak moom en toute responsabilité. que mu nekk du côté de la délégation que mu nekk du côté des privés. suñu souci permanent délégation comme organisation privée mooy organiser aj goo xam ne gu mucc ayib la pour que aj gu Sénégal gën a continuer di nekk modèle dans la sous-région. ci ab réunion d'évaluation bu ñu doon def voyagiste privé yi ak délégation générale bi ñoom waxandoo nañ ci benn kàddu wane bilan boo xam ne jekk na loolu ci aj 2019 bi lee. Sanafal ñu desandi ba tey ci boobule xew-xew ñoom nag àdduna jëmale ca li ñuy faral di nemmeeku ca Makkatal Mukarram mooy ña cay dem di faatu wala sax ñenn ñi dafa dem feebar daal di leen fay tëral ki nga xamante ne nag mooy njiital Rinofus moom li mu gis nag mooy waruñoo wax kii ak kële moo war a dem màkk wala sax ñu ne màgget warul dem màkk ña ñu dénk wàllum paj mi di service médical bi ñoom nag ñoo war a gën a bàyyi xel ca jamono ja nga xamante ne ña ngay saytu jaaj yee war a li Makkatal Mukarram ñu daal di déglu Mouhamed Diong àdduna ci micro Cheikh Hassana Fall. encore une fois mooy li ma la wax problème âge bi ça ne se pose pas parce que âge aptitude dépendre ci âge aptitude dépendre ci âge da gis mag moo xam ni mag bu âgé boo xam ni moo gën a aptitude de xale bu ndaw bi donc dégg nga âge bi vraiment dégg nga c'est pas l'essentiel lii essentiel mooy que service médical bi nañu jouer leur jeu di déclarer apte ki nga xam ne apte na ko aptul nag buñ ko déclarer apte. ñu wax ci wàllum koom ñeem li ñuy dippee finance islamique ñoo mënoon a lal bi nag waa promise ci njàppandalu wax doon ci wax naka la ñu mën a jàppale ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw boobu la lël nag gannaaw loolee jubluwaay gi nag mooy gën a toppandi financement islamique yi reportage Alioune Gueye Augustin Mandan. mu nekkoon rencontre waxtaan ak sottante xalaat lépp jëm ci microfinance islamique bànqaas bii di promise bëgg a jàppale askan wi ci wàllu woowee.
alors kii di microfinance islamique dafa am jumtukaay maanaam tool bi nga xamante ne fa la microfinance islamique war a béy pour loolu nag li nga xam ne mooy def écosystème bi muy ñi nga xam ne ñëpp ñoo war a dugal seen loxo pour que microfinance islamique mën a jëriñ population sénégalaise yi dafa am bànqaas boo xamante ni moom la ñuy wax la haute autorité du waqf. haute autorité di waaf ci wàllu financement islamique boobee bëgg na ci jàppale néew di doole yi. li ñuy tuddee waqf ak microfinance islamique ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy tuddee finance sociale islamique mooy finance bi nga xam ne dafa sukkandikoo ci finance islamique mais dafa jëm lu ko tax a jóg rek mooy jàppale askan bi jàppale leen pour ñu mën a en tout cas demal seen bopp ñu mën a en tout cas améliorer seen condition. ñoom waa waaf di wax rek ni mbir mile l'islam moo ko digle. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax moo ko digle mu ñaax ci jullit yi pour ñu def ko mais ñu dem ci évolution société yi ba nga xam ne wax fii lu bëri ci wàllu lu jëm ci wàllu jàng lu jëm ci wàllu santé lu jëm ci nit lu mu war a yëngatu wala lu jëm daal lépp ci soxla nit ba ci wàllu religion wax fii dañ ci doon dugal seen loxo bu baax a baax a baax. jàppale askan wi moo leen tax a jug rawatina néew di doole yi lépp ci mbirum financement islamique waa Promise nara lëkkaloog waa waaf ngir jàppale ñoom ñile. ñu wutali ca Kolda wax yoon wu wees nga xamante ne ndaw yi moom la ñu jël ngir daal di daan seen doole ñu ca ëppoon nag ca gox boobee dañoo doon jël mbëkk mi waaye gis nañ ne loolee sotteetul ndax ña fa nekk sax ñibbisi képp la ñu bëgg ñoom ndaw ñi nag soobu jamono ji ci mbay mekk sàmb mi waaye dañuy janoo ki jafe-jafe bokk na ci ñaar yi ca gën a fës mooy ñeer wàllum mbay mi suuf soo xamante ne moom la ñu war a béyee wàllum sàmb mi nag la ñuy jox jur yi di bétail bi moom aliment bétail bi jot ci dafa jafe léeg-léeg sax boo ko amee njëg li de cher loolu ñu dem fekk fa suñu ndaw Seydi Diatta. fii ci gox bi nekk diggante département bu Kolda ak bu Vélingara ndaw yi commencé nañu gëm ne teranga nekkul rekk tuggal mun nga toog fii liggéey tekki wàllu mbay mi élevage ak maraîchage nekk na ci lu ñuy faral di yëngu. góor yàlla da nga war a liggéey ñun surtout ñun jeunes yi dañu war a liggéey suñu dëkk balaa ñuy dem di liggéey dëkk jàmbur ñu liggéey suñu dëkk. am nañu ressources yi am nañu moyen bu ñu amee moyen mun nañ liggéey suñu dëkk fekk demuñu fenn. ci dëkk bi ci àdduna bi munoo toog nga ne yow mu amoo liggéey xanaa nga bañ ko lépp loo gis liggéey la boo defee jardin bi sax liggéey la nga def jardin kànja liggéey la lii nii liggéey la comme ñëpp même bu fekkente ne munoo ko lekk mun nga ko liggéey nga koy jaaya nga koy jëfandikoo. sama kaani baa ngi nii li ngeen gis ni si mois de juillet bi laa ko jëmbat le 18 juillet laa ko jëmbat fu mu ne ñoo ngi jaay kilo 2000 client ñu fi ñooy Guinée Bissau la ñuy jógee ñoo jël suñuy produit doñ ci suturlu bu baax a baax ga waaye jafe-jafe yaa ngi fii ba tey. puisque xam nga pour am aliment yi dafa jafe fii balaa ngay jënd aliment da ngay dem ba Kolda nga mun a am aliment wala ay vaccin yi nga ay traitement yi ngay war a def ci ginaar yi. fii nii pour ñu am aliment dañuy obligé dëbb ceeb pour ñu jël son bi ñu mën leen alimenter son bi kese mën leen alimenter xool ne nu mu mel. saafara dikkagul waaye yaakaar am na ginnaaw intervention kuréel bi di IMCA ci gox bi. programme entrepreneur agricole bi fii si Ziguinchor Sédhiou ak Kolda Casamance donc loolu moo ñu fi indi tey pour xool ndaw ñi jigéen ñi ak góor ñi am fukki at ak ñeent ba fanweeri at ak juróom si lan la ñuy yëngu ak lan mooy seen jafe-jafe moo tax tey jii ñu am ñoo xamante ne ñu ngi ñuy jàppale pour ñu mën a liggéey ak ndaw ñi yokk seen doole. ci fàttali tund wi ñàkk na lu bari ci ay doomam diggante Sahara ak Méditerranée mbégte la tey ñu gis ndaw yi soobuwaat ci liggéey fas yéene tekki fii. dellu si Ndakaaru wax ci wàllum yoon ak ñay layool Ousmane Sonko gannaaw nag ba bâtonnier bi daal di dakkale li nga xamante ne mooy seen ndajeek way taskatu xibaar ba ñu bëggoon a amal maître Moussa Sarr nag gis ne moom bâtonnier bi am na sañ-sañ gi ak heure bu ko soobee ñu daal di koy déglu. suñu métier avocat ordre des avocats moo ko yor ordre des avocats moom ku ko jiite ñu koy wooye bâtonnier l'ordre des avocats mooy njiitu kër gi ci suñu teg plus précisément règlement intérieur dañu ne dossier xam ne mu ngi ci loxo yoon di ko càmbar war ci joxe xalaatam war ko atte mbaa di ci gëstu avocat bi ou avocat yi nekk ci dossier boobu buñ ci bëggee wax ci taskatu xabaar yi dañ ko war a yónnee benn bataaxal yëgal ko ñaan ko ne dañoo bëgg
wax ci dossier bi du sax yëgal mais dañ koy ñaan ne ko dañ ci bëgg a wax pour mu wax waaw mbaa déet donc buñ avocat yi bëgg a wax buñ ko jébbalee kayit googu ne dañoo bëgg nga autoriser ñu nga bàyyi ñu wax ci mbir mi njiitu avocat yi di bâtonnier l'ordre des avocats am na sañ-sañu bu càmbaree kayit googu mu jot mooy bataaxal boobu mu jot ci avocat yi bëgg a wax ci taskatu xibaar yi jàngat ko mën na ne dem leen ngeen wax mën na wax itamit ne dem leen ngeen wax waaye na ngeen moytu lii moytu lale bu leen jéggi fii bu leen jéggi faa mën na aussi bu jotee demande bi ne toxal leen ko ba jëm jamono parce que jàpp naa ne ndax lii ulale munuñ ko def ci saa si mën na itamit ne dama ko tere waaye bu ko teree itam toujours na leen wax lu tax mu tere ko. mi ngoog ñu wutali ci aéroport Blaise Diagne ak la fa naroon a xew démb ñeel roplaan bi di Boeing bu compagnie éthiopienne ba nga xamante ne gannaaw na kay simili yu néew ba mu jugee daa naroon daanu ba mu tàkk-tàkk amee ca benn wet ba te jile nag ki ci andi ay leeral mooy njiital limakaay BD Suma di Xavier Marie moom nag nee na ubbi nañu ab l'enquête leneen nit loo xamante ne mi ngi koy ñaawlu mooy nee na kàddu yu bëri di ko yëkkati jëmale ci mbir moomee daanaka yu ci ëpp teguñu ko fenn ñu dem ak suñu ndaw Isidore Alexandre Sène andi ci ay leeral. bi incident bi di am amoon na juróom-ñeent fukki passager ci Boeing 767 bokk ci compagnie Ethiopian Airlines kilifa bi ngànk aéroport bi di ñëwaat ci li xew démb. waaw benn avion la bu ñu wax bu xam ne Ethiopian moo ko moom mu doon dem mu am problème technique ci moteur bi jël safara mu dem defaat procédure am ñibbi si wàcc en toute sécurité pompiers yi nga xam ne seen liggéey loolu la pour fay safara lu jëm si aviation ñu def seen liggéey. jamono ji kenn mënagul wax li waral li ni mel waaye nag ubbi nañu ab l'enquête. léegi nag mënuñu si sori parce que loolu bu amee day am enquête bi dafay continuer ñun loolu moo tax ñun foofu la ñu mën a yem mënuñu si sori. directeur des transports aériens moom jàpp na ne kaaraange li nga xam ne moo di plateforme aéroportuaire bi ñii di kilifa yi dañ cee taxaw bu baax a baax. Dans notre secteur, danger ne rime pas avec sécurité. si suñu secteur danger ak lépp lu jëm si wàllum kaaraange dafa nekk lu am solo. De prévenir ou d'écarter tous les risques. te risque mënu si ñàkk bañ a am risque kay mooy avion yi bañ a daw te loolu xalaatuñ si benn yoon. Ce qui est inimaginable. fàggandiku lu ñu war a def la saa su nekk. Nous concentrer sur la manière d'unir nos efforts. diirub benn ayu bés Walim ak AIBD Soumadé taxawal nañu waxtaan yu am solo dem ci sécurité aéroportuaire ci ayu bés boobule agent aéroport bi ak askan wi nga xam ne de ñoom ñoo wër aéroport bi sottante nañu xalaat ci kaaraange googee ndax jàpp nañ ne loolu rek moom moo mën a tax lii di aéroport international Blaise Diagne am performance yi nga xam ne de moom lañ ci xaarandi. ba jéey ji amee nag juróon na bu baax tiitange ca ña nga xamante ne ñoo nekkoon ca roplaan ba looloo waral ay laaj yu bëri day daal di samp ndax li jëm ci seen wàllu wér gu yaram saytu nañ leen kii di docteur Mohamed Gueye nekk psychiatre à la retraite xam-xamam màcc bu baax ci wàllu wi gis ne xew-xew yu ni mel bu amee foofu rek ñu toppandi ñi ko dund ndax léeg-léeg mun na leen jural leneen ëllëg reportage Moustapha Gabar Diop. nekkoon psychiatre ci ay jamono docteur Momar Gueye di fàttaliku ba mu mel ni tey ndimbal ak dalal ga mu indiloon woylooru yowoon ca bateau le Joola ak seen jege ñaale ci atum 2002. ñun du traitement ak ay garab la ñuy joxe yenn saa yi mën nañ joxe tuuti garab bu dee borom mënul nelaw walla yooyu wante li ci gën a am solo moo di nga fexe ba ki nga xam ne kii moo dund. loolu ñu naan jéeya la catastrophe bu mag a mag nga xam ni dem na ba yaakaar ni peut-être àddunaam jeex na day dee kooku vraiment il faudrait que mu mun a am ñu ko déglu mu mun a wax li nga xam ni moom la yëg te loolu dina ko dimbali. ndimbal gu ni mel ngir ñi duggoon ci roplaan Ethiopian Airlines bi jëmoon Dakar Addis Abeba te xawoon a daanu ginnaaw bi mu jugee ci aéroport Blaise Diagne ci talaata ji. parce que gaañu psychologique du loo xam da nga ciy teg sa bët gis ko wante ñëpp xam nañ ni bu dee dugg nga ci avion bi am jafe-jafe ba ñu annoncé que di nga tiit bu nga xam da ngay yaakaar ni yow saa duna jeex na
te ko ku mu dal rek war nañ la dimbali jàppale la créer benn structure médico-psychologique yaakaar naa ni sax def nañ ko parce que defe naa lool lu war a am la. nit yi nga xamante ne seen benn tànk daanaka demoon na yoomel xiyaam dañu soxla taxaw gu mat ngir mën a génn ci traumatisme boobu ñu nekk. que lu am solo la bu ñu ko defulee bu yàggee mun na sax indi yeneen façon feebar yu xam day doon feebaru xel ñu di ko wax état de stress post-traumatique maanaam day nekk ci xelam ba nga xam ni du mu nelaw guddi te xam nga boo nelawal guddi lu yàgg rek da ngay daal di jaxasoo nit ki day jaxasoo dootul ànd ak xelam dañ naan ki àndul ak sagoom. ci ñi foog ni psychologie mbirum nasaraan la docteur bi di tontu weesu na ko cosaan la te lu war la li ëpp solo mooy ñu fexe ba faxas lu metti loolee ñu dund. jaajëfale bu baax Moustapha Gabar Diop mu wutali ci daara ji di université Cheikh Anta Diop nemmeeku nañu nag bërëb ba ma ngay soppeeku bu baax di gën a taaru mbedd ya leeral nañ ko def fa ay jardin yu yees yoo xamante ne ndongo ya fa dëkk mën nañ fa génn di féexlu waaye leneen la yees la ñu cee nemmeeku nag moo dañoo gis ay ndaw yi artistes yuy dóor waar ci boobule daara ñoom sax ña ngay soppani miir ya dafa def ay nataal yenn ci kilifa ñu dem ca daara ja xool mbir mi naka la fa tëddee ak Tidiane Cissé Souleymane Diallo. ab dessin bu ngande bu Cheikh Anta Diop ak ay portrait Aline Sitoé Diatta Nelson Mandela wala sax Albert Einstein yi la liggéey ñu ngi koy def ci kanam université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir rafetal bërëb yi mu doon li nga xamante ne lu étudiants yi di rafetlu bu baax a baax. université Cheikh Anta Diop de vraiment moom macha allah instant bi moom niñ ko initiative bi ñu jël moom vraiment c'est bien rafet na torop. te day séduire nit ñi sax pour ñu gën a poursuivre seen études am ambition daal ci li ñuy def. moo ñëw fekk université bi changé complètement parce que dañoo rénover lépp peinturaat ko lépp bees en plus image yu bees couloir yi territoire yi lépp lu bees xanaa gisoo photo Cheikh Anta Diop bi si ginnaaw maa xool lépp mel ni tey lañ defa université bi léegi nekkaat lu bees daal. c'est la première fois ñuy gis lii nii bon université yàgg na ñun depuis 2015 ñu ngi université mais c'est la première fois ñuy gis lii nii. man côté restauration bi laay wax tamit mu jéem cee taxaw bu baax a baax étudiants yi lekk-lekk bu baax waaw ñu xam ne ni étudiant du mbaam étudiant nit la mais dañoo war a respecter étudiants yi mais étudiants yoo xam ne dañuy tëdd ci couloir yi xam nga mooy loolu xaw affaire yi métti na trop. dessin yi lée ndongo yi nekk école nationale des arts ñoo ko fi def ngir sargal ki nga xamante ne moom lañ tuddee institution bi muy Cheikh Anta Diop. message bu ñu bëggoon jàllale mooy yeewaat ndaw réew mi ci liggéeyu Cheikh Anta Diop def surtout étudiants yi. parce que ñu bëri ay étudiants lañu fii mais xamuñu kuy Cheikh Anta Diop. à l'extérieur ñooy ñëw fii wax la loo xam ne mooy Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop la tur fii la juddoo fii la deewee ça amul importance quoi en tant que personne c'est pas important mais lan la ñu jot a jàngal lan la ñu bàyyil fii héritage boobu moo waral ñu kii ko parce que ku fi dugg tey jii di nga questionné wu kan mooy Cheikh Anta Diop. bu atum 2019 jafe naa nga gis photo Cheikh Anta Diop ci kër gi nga xamante ni moom lañ ko tuddee. ak yi la initiative étudiants yi di sàkku autorité yi pour ñu toppatoo liggéey yi le pour mu yàgg fi loolu. tàggat yaram ñu wutali ca Singapour ak ndaje taskatu xibaar yi ba tàggatkatu gaynde yi doon amal Aliou Cissé di andi ay leeral waaye di firndeel ne kii di Mbaye Niang dafa amee gaañu moom nag ca boobule ndaje mi ngi ci àndoon nag Sadio Mané ñu déglu kàddu Aliou Cissé ci suñu micro ndaw ba ñu fa teewal Sékou Seydi. Mbaye Niang il est blessé depuis. Mbaye dafa blessé loolu nekk loo xam ne ay waxi foo la nekk na loo xam ne suñu ay médecins vérifié nañ ko ba gis ci lu leer man li ma ëppaloon solo rek mooy ñu respecter réglementation FIFA maanaam su nit ki blessé ñu andi ko ñu xool ko def vérification yi def nañ ko ci Edouard Mendy def nañ ko tamit ci Mbaye Niang ñoom ñaar ñëpp suñu ay médecins ñu compétent la ñu xool nañ leen gis nañ ne am nañu ay gaañu man gisuma ban sens moo am ñu déplacé Mbaye Niang def loo ko voyage 2 heures de temps te xam nañ ne fi mu toll nii tànkam bi dafay metti daf ci nar a jëlee ay gonflé rek pour ñëw jouer benn match amical contre Brésil te moom mu blessé jarul ñu koy teg loolu. contre le Brésil donc on a décidé tout simplement de le laisser à côté.
mu nekkoon ca wet ga Sadio Mané nag àddu jëmale ci raaya bi ñu di The Best moom nag nee na amul mbetteel waaye it amul dara lu ko métti ci lu ñu ko boolewul ci fukk ak benn joueur yi nga xamante ne tànn nañ leen nee na li ko ñor jamono ji mooy mu woy lépp liggéeyam ma njortu nag mun naa rafet ne fii ak ay at mun na cee bokk wala sax mu daal di koy jël ñu déglu ay kàddoom ba tey ci micro suñu ndaw Sekou Seydi. Pour moi, le plus important c'est de se donner à fond tous les jours. Man xale laa rek war naa yokk liggéey mu nekk ci match amical wala mu nekk sax ci biir terrain bi lu mu mënti doon entraînement ak fépp dama war a gën a wane sama bopp gën a def loo xam ne mën naa ko la ca des nag yéen yaa leen di xool rek yéen yaa leen di def seen appréciation waaye man moom lan laa jàpp mooy dama war a gën a joxe gën a def lépp lu ma mën ngir servir sama nation. De juger et bien sûr les compliments je les prends et je continue à bosser encore. di fàttali ne jongante xaritoo la dox ci diggante Sénégal ak Brésil di amee foofee ca Singapour yegsi nañu nag ci gëstu bés bi ñu jagleel ko tey jile ndox yi nga xamante ne day nekk ci butéel yi bu njëkkaan nag ndox bu nekk day am markam ak usine ba nga xamante ne moo koy defar ay samba booy daal di soobu ci mbir moomee jël marque jàmbur bokk na ci benn bi ñu nemmeeku di Kirène jël ay butéelam yeesalaat ko def ci ndox njeexital li nag mooy day faral di jural askan wi jàngoro. reportage Ndeye Mariane Gueye. eau minérale tàmbalee doon loo xam ni ci biim réew ñu bari ñu ngi koy jëfandikoo ndax xar baax ya ñu ca fokk waaye ay samba booy ñoom tàmbale nañoo jël bouteille yooyee soppi ndox ma ak boobu robinet. loolu yëguma ko. man de wax dëgg yàlla man mosuma koo dégg de si yéen laa ko mos a dégg. parce que nit tam lépp looy def war nga si xalaat yàlla daal. xam nga xaalis moom bu la jiitalee dootoo xalaat daal. mais lépp lu ci nit di def rek war na si xalaat ëllëg daal waaw. man Kirène lay jaay gis nga ko mu ngi nii moom lay gën a jaay te mosuma dégg nit naan na ak nii. suñ demee ba koy jënd parce que dañu yaakaar ne mooy li gën si ñun léegi suñ demee ba fi ñu war a yaakaar ne loolu mooy li gën nga fay dem fekk fa sens contraire bi beneen affaire la. c'est un acte malsain quoi parce que tey boo nee yow sénégalais la te Kirène ñëw nekk fi implanté fi yàgg fi nekk di béy si waaru dëkk bi. am na yenn actes yi nga xam ne waroo ko def. ci bi lépp coow nag ñoo ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma ñi yore wàllu séddale ak njaay mi ci biir société bii di Kirène. des fois da ngeen naan benn Kirène ba nga xam ne comme ndoxu sachet yi lay mel day mel ne luy am benn arrière goût ba nga xam ne vraiment sa xel sax du la may nga naan ko. ñoom seen sàggante la parce que aussi bu fekk luy jëm ci biir boo ko dee jox ay doomu aadama aussi moi je crois que ni distribution bi dafa war a tegu ci aw yoon mais si la distribution n'est pas organisée. mooy waral nit ñi di jóge ci yeneen flanc di dugal ay ndox yoo nga xam ne ute na ak ndox bu nga xamante ni si ñoom la ñuy produire au niveau de l'usine. ça dépend si Kirène comme tey bu woon def ay distribution exclusive wala intensive wala jéem a xool est-ce que ñëpp lay laal. ñoom ñi nga xamante ni nii ñooy waay jëfandikoo ndox mi ñoo ngi wax waa Kirène ñu gaaw jël ay matuwaay balaa mbir mi di ëpp loxo. xoolaat fépp chaîne produit fu muy jaar chaîne par chaîne bu jógee zone de production. acheminement fépp ñu xool fépp fu muy jaar. xool nan lañ koy defaraatee ba kenn du ko mën a pirater di ko jaay comme xam nga di jël yenn kii daal. groupe bi nga xamante ni nii ñoom lañ salfaañee seen wàllu liggéey ñoom defoon nañ ab bataaxal di ci ñaax askan wi ngir ñu gën a jël seen ay matukaay ngir moytu lii nga xamante ni nii samba booy tàmbale nañ koo def te mu mën a jur ay loraange. ñu bokk mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di am 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf wasalaam.